Fata Compagnie, une entreprise de vente et de location de voitures de dernière génération, vous offre une large gamme de services de pièces détachées de toutes marques. De l'entretien en passant également par le lavage de voitures. Pour bénéficier de ces nombreux services, vous pouvez les trouver à Kër Mbaye Fall, sur la route nationale à côté du bureau de l'élevage au 77 631 29 25, au 77 631 29 25. Chez votre compagnie, à votre satisfaction, notre priorité. Vous voulez être en forme, garder la ligne ou vous sentir bien? Une seule adresse, le complexe sportif Les 3S. Chez nous, nous vous offrons un programme alléchant avec les meilleurs coachs du sport et les meilleurs masseurs qui soient. Le complexe sportif Les 3S offre également un spa de dernière génération pour une bonne remise en forme, sans parler des matériels sportifs de haute gamme. L'établissement est situé sur la route de Rufisque, en face FKS. Vous pouvez nous contacter au 77 528 10 24 ou bien au 77 682 74 29. Chez le complexe sportif Les 3S, le plaisir de soi est toujours au rendez-vous. Ladoum TV, c'est Ladoum TV. Ding ci gis sa bopp jànge falun. Émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram. Santé animal dina saytu sama laanu mi dunde. Alxurayshi giir la goo xamante ni ñi ngi soqe ko Makkatal Mukarram ki yàlla yónni woon ci ñun di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la bokkoon yàlla di leen tudd ci alquranul karim ci suratul Xurayshi mu nekk saa goo xamante ni borom bi subhanahu wa taala liñ ciy wax barke gi nga xamante ni moom la leen defaloon ci jënd ak njaay gi nga xamante ni moom lañ daan liggéey waaye sécurité gi nga xamante ni moom la leen defaloon di leen ci ñaax ci ñu jaamu ko mbokk yi xarit yi tey dugg ñu benn yoon ci taarix dafa ñu tafsiru Quran da di ne dañoo ñëw ci bergerie bi nga xamante ni moom mooy bergerie Al Khoureychi certifié nga xamante ni moom mooy Cheikh Aïdara ak ay xaritam ak i mbokkam yi mu àndal ci bergerie bi wax ji du sori dañuy daal di dugg waxtaan ak ñoom ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen kenn ku ci nekk ci turam ak santam amati mbégte ak cawarte gu rëy ñëw ci seen chaîne bii di Ladoum TV di leen defal seen émission fi ma jaar tey ñu seet si ki ma leen wax Cheikh Aïdara. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh ziar nañ la. ba dara jotu leen. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax bisimilah. aywa mbokk yi xarit yi jëmm ji laa leen di wax léegi moom la ñu seet si Cheikh Aïdara lañ koy wax moom moo initié bergerie bi di bergerie Al Khoureychi fas yéene waxtaan ak moom ci élevage am fas yéene waxtaan ak moom ci jaar-jaaru élevage am. ñu ngi leen di dal leen ak jàmm ci bergerie Al Khoureychi fii ci Mbao. aywa jërëjëf bisimilah jërëjëf kon mbokk yi topp leen ñu. aywa mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee mbégte gu rëy la ci ñun ak cawarte ñu ñëw tey fii ci bergerie Al Khoureychi certifié nga xamante ne moom mooy Cheikh Aïdara ak ay jegeñaaleem ay mbokkam ak i xaritam yi nga xamante ne ñoo géré bergerie bu yanj lool wax naa leen ko macha allah ci plateau bu rafet bii nga xamante ne moom ngeen di seen Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi leen di fay di leen delloo ziar nahnu kazalika ñu ngi leen di dalal fii ci bergerie Al Khoureychi fas yéene waxtaan ak yéen. aywa jërëjëf Cheikh ci dalal bi mu nekk lu am solo bu ñu dee dégg bergerie Al Khoureychi ñu gis ni inspiration bu bari da nga ko jëlee ci alquran foofu la ñuy tàmbalee Al Khoureychi suratul Khoureychi boo ko dee xool yàlla borom bi subhanahu wa taala di ci wax ak giir googu nga xamante ni sa maam ci la bokk sa maal bi en même temps an nuur
nekk surat boo xamante ne mi ngi ci alquranul karim surat Nuur pourquoi cette inspiration. waaw ñu ngi dellu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ngeen ñëwee fii tey fas yéene def émission ñu ngi leen di sant ci seen présence parce que loolu dafa am solo léegi nag pour répondre à ta question bu dul dara ñun yàlla dafa dogal ñu juddu nekk ay jullit nag boo ko xësee ba doon sa référence benn rek nga ci am muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla dogalee ñu bokk ci moom en plus bokk ci giir ñu ñuy woowee ay shérif kon dañuy dolli sant yàlla léegi nag li tax li waral alxurayshi bi ak an-nuur ak ñoom seen dañ koy delloo lépp ci loolu rek sur le fait que déjà yonent bi mooy suñu référence te ñun ñëpp xam nañu ne yonent bi suñu borom da ko taggee jikko boo gisee mu taggee ko jikko ci alxuraan xëy na ay guerre d'ethnie la doon bañ mu am ci biir nit ñi ba di leen yàqal moo tax mu taggee ko jikko waaye nag liñ ko taggee jikko yëpp terewul moom dafa am ci giir gu mu bokk waaw giir googu mu bokk nag li tax ñu tuddee ko bergerie bi c'est que dañu identifier suñu bopp ci caractéristiques yi nekk ci giir googu bu ci njëkk mooy fonk liggéey ndax convoi yi nga xam ne moo daan jógee Makka ak Médine. wala di ko wax njëgg exactement di rallier Yémen ak Cham waa giir Bani Xuraysh ñoo ko daan jiite. beneen bi si topp fonk liggéey bi benn la beneen bi si topp mooy ñoom giir googu dañ daan dundal jur di dundee jur. di dundee jur ndax lan ndax convoi yi ñu daan def wax nga ko léegi ay jur lañ daan utiliser pour mën di def seeni convoi ay géléem ak i fas ak i mbaam donc ñun fonk boobu ñoom ñu fonk jur di ko dundee ba pare fonk liggéey moo tax ñun ñu identifier suñu bopp ci ñoom hormis le fait que dañu bokk ci njabootu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu moo waral ñu tuddee bergerie bi al-Qurayshi waaw. dañuy ñëw ci maal bi an-Nuur la tudd an-Nuur doomu Muhsin la Muhsin ma leen di fàttali doomu magistrat la sa géniteur extraordinaire sëtam mi ngi fii moom la sa waay di liggéeyee pourquoi ce nom moom tamit. waaw an-Nuur bi ñun de xam nañu ne àdduna bu la yàlla day dimbali ba nga am foo toll ci àdduna mën nañ ko saa su ne di méngale ak le fait que nga jóge fu lëndëm bi fu leer noonu lañ ko mën a xayma des fois da ngay toog nekk ci ay situation xëy na yoo xam ne mën na compliqué yàlla dogal benn jour wala benn moment say affaire commencé di soppeeku ba nga mel ni da ngay ñëw rek fëll ci benn lumière léegi nag bi ñu nekkee ci càmm gi xaw cee yàgg lool di ñetti lu ne ñu dugg ci di yootu di góorgóorlu ba yàlla dogal tey ñu am bergerie boo xam ne nit ñi bàyyi nañ ko xel dafa mel ni rek dañu nekkoon ci lëndëm kon ñëw fël ci leer moo tax mâle bi ñu njëkk a dugal mu ñëw dugg nekk le mâle dominant mënuñu lu dul delloo ko ci lumière an-Nuur boobu signifié wul leneen lu dul lumière donc jàpp nañu ne daal ba mu dugg see ci biir mbaar mi dafa ñëw taaral gétt gi mel ni dafa indi benn xeetu lumière ci biir gétt gi loolu moo waral tur bi an-Nuur bi loolu moo ko waral. an-Nuur bi moo ko waral nuur di leer googu mu ma neexee ma ni mooy élevage bi nga ci dugg genre leer nga ko jàppee kañ nga dugg ci leer googu noonu wala kañ la leer googu dugg. waaw leer gi daanaka dañ cee juddu. boo déggee ñu ne dañ cee juddu mooy dañoo juddu fekk suñu kër. xëy na yaatuwul woon lool waaye saa su ne doon na am benn xar bu fay nekk bu yàlla dogalee bu ñu demee ba war tàggook moom ci wàllu tabaski ñu fexe ba dugal beneen man loolu laa màgg waa àddina di dox nag ñu dem ba benn jimi jamono on va dire il y a 7-8 ans ñu dem dugg ci yenn xeetu xar yi ñenn ñi sax laadum sax lañ ko doon wooye waaye nag mooy jamono yi nga xam ne yenn famille yi daan nañ am ay cax ak yooyu man amoon naa ci yàlla dogal nag ñu ci ñetti di ci góorgóorlu ba y a 3 ans daal la ñu def benn projet boo xam ne
moom moo aboutissement bi moo nekk nii tey ñu jëndoon yenn sujets yi pour donner benn exemple am na xar bu nekk fii bu tudd Lor bi ñu koy jënd mbote lañ ko jënd 4 mois la am dafa fer ñu récupérer ko te tey mi ngi waaj a am 3 ans c'est pour dire que moom mooy symboliser en réalité projet boobu nga xam ne tegoon nañ ko di ci ñett di ci góorgóorlu projeté ko sur 3 ans vraiment élaboré ko ba nga xam ne tey ci tey finalité bi moo nekkoon lii ak ndimbalu yàlla nag lu bëree bëri parce que wax dëgg yàlla xëy na bi ñu koy projeté xëy na amuñu woon yaakaar ne moyens yi dina suivre nii donc ñu dolli sant yàlla rek bi mu ñu dimbalee ba nga xam ne yegg nañ ci niveau bi au bout de 3 ans donc sant yàlla waaw loolu daal laa ci mën a waxandi pour l'instant waaw. mais bu ñu koy xool ci 3 ans yi Cheikh dafa mel ni tey ñun ci milieu élevage lañ nekk xam xar yu siiw yi xam xar yi nga xamante ne ay géniteurs yu baax lañu di def ay production yu rafet mais boo duggee ci bergerie bi daanaka ñoom ñëpp seen production mi ngi fi lan la ay moyens nga ci duggaale wala da nga pare woon pour investir ci élevage dëggantaan pour génn ci. waaw en réalité comme ni ma la ko waxee rek comme ça fait on va dire 7 ans yoo xam ne jàpp nañ ne ñu ngi ci milieu wu laadum mën nañ jàpp ne foire yi xew ci 7 ans yooyu yëpp mos nañ cee dem donc gëstu bi nga xam ne ñi ngi koy gëstu daf ci bokkoon ñuy xam lignée bu nekk fan la mujjee c'est-à-dire doomu Cheikh Diop yi par exemple ñu xam ne diw ak diw ak diw ak diw la surtout Cheikh Diop yi diw ak diw ak diw la ñuy leen di topp di leen bàyyi xel am ay moment yoo xam ne xëy na amuñu moyen wu am leen waaye ñu continuer di leen bàyyi xel rek ci biir espoir wu àddina dina dox ba nga am moyen yu fàggu ci ñoom du dëgg léegi nag dafa am vision bu ñu amoon bi nga xam ne ñu ngi tàmbali di yàlla dimbali ñu am moyen wu jënd yenn xar yi suñu vision mu ngi nekkoon ci li nga xam ne moom la ñëpp di def rek mooy catégoriser yow lan ci ban xeet nga bëgg a liggéeyee ñëpp nangu nañ ne xar dafay njool xar dafay rafet xar dafay am wet day gudd te day rëy léegi nag pour aboutir ci loolu effectivement il fallait faire une sélection harmonieuse boobu nag moo ñu dugal ci yenn kër éleveurs yu mag yi mu metti loolu des fois ñu jëndee lu saf mais ñu góorgóorlu rek jàpp rek ne suñu deful effort pour fàggu loolu xëy na la ñu bëgg a def du sotti positionnement nag xam nga mooy lépp am na ci beneen émission bu ma ko doon wax ma ne man ak Babacar dañu toog ñu waxtaanee positionnement lu yàgg ñu jël suñu temps waxtaanee ko ba xam ban positionnement la ñu bëgg a am ndax effectivement nit mën na jël décision wu jënd 10 femelles u 1 million keneen jël décision wu jënd ñetti femelles yu 3 millions kenn mën jël décision wu jënd ñaari femelles kese bu ci nekk mu jëndee ko 5 millions mu tëbu ci yenn maal ya mu ciblé ku ci nekk ak vision am léegi nag effectivement loolu moom mooy déterminer positionnement bi naam xëy na ki jëndee 1 million dina am 10 femelles d'un coup mais kooku est-ce que dina am crème bi kooku est-ce que dina bu ëllëgee positionnement bi mu bëggoon est-ce que dina ko mën a am ci 10 femelles yooyu mu jënd yu 1 million yi par contre keneen mën na jóg ciblé gis benn femelle ne bii kat bu tëboo ci xar sangam suñ ma ko jaayee 5 millions naa ko jënd pourquoi parce que crème bi la bëgg peut-être pourquoi parce que jàpp na ne loolu moom mooy doon positionnement am loolu daal la ñu waxtaanee pendant des années ba gis suñu positionnement jàpp ne xëy na nañu dem ci qualité et non sur la quantité nañu essayer positionné wu ci crème bi bañ a positionné wu ci leneen moo waral tey recrutement wu tey bi mu metti lool mais ñu sante ko yàlla mi nga xam ne moo ñu wërsëgulee lu ñu ko defee mu ngi noonu daal ñu investir ci ba pare nag fas yéene liggéey parce que liggéey rek moo fi nekk waaw comme nag dañu identifié wu ci giir goo xam ne liggéey la xam donc ñun liggéey rek la ñu mën a xam donc ci loolu la ñu nekk di ñaan yàlla nag mu barkeelal ñu ko barkeelal ko bépp kulli éleveur
ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam dañoo dalal nag Chérif gis ngeen ko waaye moom li mu wax lu am solo la mu ne crème moom moo ko ñoroon moom moo ko yitteloon ba tax bi muy waxtaan ak Babacar loolu moom moo nekkoon seen choix ba tax kon bi ñuy jënd ñu xooloon ñi gën a fës ci élevage du Sénégal ñu dem wuti sujet yooyu noonu mais mu ñëw ci milieu bu am solo milieu boo xamante ni nañ ko bàyyi xel bu baax a baax muy Petit Mbao ñu fekk fi ay champion yu mag ñoo xamante ni tey élevage du Sénégal ràññee na leen bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ni Cheikh Tidiane Mbaye Serigne Lamine Diop Modou Fall Balla Gadiaga ak ki nga xamante ni moom mooy Selili ñu nekk ay ndaanaanu élevage ñoo xamante ni moom bi mu ñëwee Cheikh Aïdara ci seen milieu fi ñu dëkk la ñëw def fi nag bergerie bu mucc ayib bergerie boo xamante ni nag grand tu as investi macha allah pourquoi cet investissement parce que yàggagoo ci noonu gisuma ni élevage jural gum na la dara mais da nga cee def bu baax a baax a baax. waaw li ko waral jafewul a comprendre ndax li xew ci càmm gi yàlla dimbali nañu ba am na luñ ci xam nañu valeur u xar yi avant loolu dafa am li ñuy woowee passion mooy base bi yàlla dafa dogal depuis plus de 20 ans man Cheikh Aïdara sañu ma tëdd ci kër gu amul xar yeewoowul sañu ma ko ndax ni ma mel ak jur gi léegi nag passion boobu moo waral soo duggoon tey kër ga ba gis fi ñuy dugal xar yi di nga comprendre fan la passion bi yegg ci ñun am na sax ñu may tooñee ba sama benn nijaay bërki démb mi ngi may envoyé benn message di ci bind naan fii moom nekk fi xar a gën loolu ñëpp jëwee nañ ñu ko ñun éleveurs yi yàlla dogal nag passion boobu dafay am fu muy toll xëy na ñu def li tubaab bi di wooye joindre l'utile à l'agréable fexe ba passion bi ñëw nekk passion business passion business boobu nag mooy fexe ba nga xam ne dugal nga ay sujets yoo xam ne bu ëllëgee la ñuy jur danañu jaay seen bopp ba nga xam ne objectif premier bi mooy xar yi d'abord yore seen bopp parce que ku nekk ci élevage xam ne yombul xam ne moyens yi muy laaj dafa xaw a rëy donc boo fexee ba xar yi d'abord yor seen bopp mi ngi nekk ci la nga xam ne moom la ñuy lekk wala la ñuy soxla mois bi yëpp di génnee ci liñ leen di jaayee première étape boobu boo xësee ba accomplir ko deuxième étape bi nekk boo fexee ba xar yi nga xam ne yaa ngi génn di leen jaay xaalis boobu dina mën a jëndiwaat yeneen xar yoo xam ne teg nga leen sa bët nga nekk deuxième étape bi troisième étape bi nag mooy xar yi commencé di jar goo xam ne boo leen génnee li leen di toppatoo ba pare génne li mën a jënd seeni morom yi nga xam ne teg nga leen bët moo am as tuut boo xam ne di nga ko dese def ko sa poche loolu mooy troisième étape bi léegi nag investissement bi ça a été étudié wax dëgg neex yàlla étude bi mooy xam lan ngay am comme budget yan xeetu xar nga war a jënd ci budget boobu xar yooyu nan la ñuy toll lan moo leen war a ban xeetu production nga bëgg a def boo produire yan produit nga ci mën a génne ak lan la ma war a mën a jar nga budgétiser lépp toog bind ko xayma ko ci kayit def un vrai projet établir ko ba mu jaar yoon nga jël investissement bi dugal ci noonu la ñu liggéeyee noonu lañ ko doxalee di santaat yàlla mi nga xam ne moo ñu jox xalaat boobu ak xel boobu ñu ñëw nag pour embrayer ci li nga wax ci wàllu bërëb bi fii yàlla dafa dogal sama yaay fii la dëkk depuis 18 ans fii ci quartier bi ñuy wax gox sama goro fii la dëkk depuis 18 ans à 200 mètres d'ici yàlla dogal ñu bàyyi xel bërëb bi lool li ko waral mooy environnement bi parce que ñetti cours d'eau moo seq bërëb bi ñu nekk fii dafa am lagune fii am géej donc mu nekk endroit boo xam ne daal c'est très propice à l'élevage ñu boole ko ci suñu projet yàlla dimbali ñu ba ñu am lu ñu fàgguwee terrain bi bañ ko fàggoo ba pare nag ñu commencé liggéey commencé tabax ndànk-ndànk ba mu jur lii mu jur nii tey fekk sujet yi bari na yoo xam ne ñu ngi woon kër ga déjà parce que recrutement bi commencé na depuis plus de 2 ans voire même 3 ans donc am na kër ga daal feesoon nay xar
ba nga xam ne mbaar mi sax daanaka génnoon nañ mbaar mi ba clôturer ëtt bi. waaw damay faral di wax bu may tooñ soxna si ma ko naan kër gi may fanaan daal xam naa ne néeg bi may tëdd daal moo amagul woon xar mais fépp dugal nañ fa xar. waaw ko sant yàlla rek. léegi nag bi nga xamee ne taxaw nañu bay tuxu si fii xar yi fi tuxu si yëpp kër ga lañ jógee. pour dire que kon kër ga feesoon nay kay xar. ñu ngi dolli di sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo ñu dimbali ba ñu yegg si fii ñu yegg si. waaw parce que yombul woon xam naa ne suñu borom moo ñu na ma jàppale rek. waaw moo tax ñu yegg si fi ñu yegg si donc ñu ngi dolli di sant yàlla lu bëree bëri waaw. aywa sant yàlla bu baax mais est-ce que mën nañu xam ci ban activité nga nekk ba tax nga mën a am def réalisation beneen liggéey ban ngay liggéey bu dul élevage. waaw en fait man à la base je suis consultant dans le domaine du marketing et de la communication. waaw ñu yore benn société boo xam ne c'est un cabinet en même temps c'est un mini call center. waaw ma nekk fa responsable ci lépp lu jëm ci wàllu production wàllu on va dire directeur financier et administratif. waaw donc depuis plus de 7 ans. On est aux Almadies donc loolu noonu daal la demee donc mën nañ jàpp daal ne je suis consultant dans le domaine du marketing et de la communication waaw. ok mais est-ce que mën nañ xam élevage yu Al Khoureychi fan la jëm parce que boo dee xool Sénégal bari na ay éleveurs. mais terewul ba léegi nag ci côté production viande am nañ ci problème tey tabaski nit ñi dañuy sonn ba nga ni lekk ñu yàpp comme ni mu waree est-ce que bokk na ci projet yi en dehors de l'élevage du mouton laadum bokk na ci projet yi dem bay def production viande quoi. waaw loolu mënula ñàkk a bokk ci projet yi wax dëgg yàlla parce que bu ñu demee ba tudd élevage rek finalité de l'élevage ñun ñëpp xam nañu ne la finalité d'un produit c'est pour être consommé parce que xar du meuble foog ñu nangu loolu xar moom du meuble lu mu rafet ak li ñuy bëgg xar yëpp ñun yàlla dogal na yàgguñoo sax mën a teg paaka ci putu xar ndax bëgg xar waaye nag ay jullit lañu te yàlla dafa waral tawxiid ci ñun tawxiid boobu moo waral bu tabaski jotee dañu war a def comme bi jullit yëpp di def jël paaka teg ko ci putu xar jaamoo ko yàlla kon finalité wu élevage bi ñuy def nii yëpp tabaski mënu cee ñàkk bokk ak tudd ak leneen waaye tabaski moom mooy fondamental bi léegi nag production xar bu jëm tabaski wala production xar boo xam ne dañ koy rendi di ko dundee effectivement ñun ñi ngi ci en même temps xëy na façade boobu kenn du ko gis fii tey keroog ci inauguration bi gars yi gis nañ fi benn raasu xar bu jógee Afrique du Sud bu ñu woowee Dorpeur mu ñëw fii yëngal fii yëpp xar bu gàtt la boo xam ne dafay faral di am ndawal ñu jëndoon ko pour métisser ko ak suñu yenn xar yi parce que sama kër yaay fii am na gétt bu fa nekk sama kër Derklé ba tey am na ay xar yu fa nekk léegi nag dañoo am race yu fa nekk yu différent entre soudanais bi ak ni ñu koy waxeeti azawat bi yàlla dogal na jël nañ sax ñaari sujet yu jigéen ñu def leen insémination ci benn raasu xar buy jógee États-Unis boo xam ne dafa baaxoo am ndawal ñu inséminé ci ñaari xar fi mu nekk nii elles sont gestantes de 3 mois pour ñu xool lan lay joxe parce que métissage boobu amaana dañu bëgg daal fexe ba xar yi di am yenn poids yi ñu destiné ko à la consommation ci wàllu tabaski wala leneen. ci laadum yi ngeen inséminé wala ci yeneen races. ci yeneen races yi la ñu inséminé pour l'instant parce que on va dire que on a utilisé 2 femelles yoo xam ne elles sont issues déjà d'un métissage parce que benn bi laadum la ak azawat benn bi laadum la ak saoudien soudanais excusez-moi léegi nag ñoom ñaar ñooñu bi ñu leen inséminé déjà dañuy xool fii ak ñuy wàcce lan la ñuy indi ñu xool à peu près li ñu liggéey lan lay joxe ñu doog a en fait ñoom lañ def cobaye boo ëllëgee bu ñu waree jël ay laadum dugal ko ci dinañ jël ay laadum dugal ko ci mais pour l'instant loolu la ñu bëgg a xool y a certaines personnes ici certains éleveurs yoo xam ne jël nañu ci race bi ma la tudd léegi Dorpeur bi ba def ci ay croisement ak ay laadum notre grand frère Lamine Diagne def na ko gis nañ résultat bi mu joxe
donc loolu suñu xel mu ngi ci parce que justement loolu moo tax ñu am dorpeur bi fii donc voilà ñi ngi daal ci projet wu fexe ba métisser xar yi ni ñuy métisser yenn sang yi pour dem uti fii hauteur ut fii LCS ut fii poids pour am laadum bi gën a performant noonu la ñuy fexee métisser xar yi ba am xar bi gën a rëy loolu ci loolu loolu la ñuy nekk instant yi ni di ñaan yàlla nag mu jàppale ñun ñëpp ba ñu am ci ay résultats parce que bu ñu ci amee résultats ñun ñëpp ñoo ci ànd jëriñoo voilà. ñun ñëpp ñoo ciy ànd jëriñoo kon dañuy daal di wax ci njariñ. Je ne suis pas surpris le fait que nga nekk ci wàllu marketing ak communication ndax ku gis keroog inauguration bi vraiment tey ni journée bi demee woon nga xamante ni sama frère Mbaye Balaye daanaka fàtte na fi ay dàllam ndax journée bu neex macha allah invité éleveurs u Sénégal yëpp ñu teewaay bu rafet sa waay teral leen dalal leen mais nga gis ni avant inauguration bi li ko jiitu woon mooy bi ñuy ubbi bergerie bi comme ni nga koy wax toujours alquranul karim moom mooy jiitu ci sa lépp wàcce nañ fi kaamil xam nga def nañ fi ay ñaan en plus xam nga bergerie bi am na jàkka ci biir nga xamante ni tey boo ñëw fi waxtu julli wala mu fekk la fi pour nga julli du nekk problème boo fi toogee sax nam mu jàng Qur'anul Karim kaamil yaa ngi fi ñu tasaare ko fu la ci neex nga jël rek jukki yooyu yëpp nekk loo xamante ni vraiment macha allah dañuy gis ni ki ci nekk nii wala ki ñëw nii ci élevage am na loo xamante ni daf koo indaale mu nekk lu dëgër mais nekk ay innovation parce que tàmmuñu woon lu ñuy dégg ñu ne xar inséminé nañ ko ci fas lañ ko daan dégg fii ci Sénégal wala ñu dégg ko ci nag yi léegi kon dafa mel ni yow da nga am beneen touche boo xamante ne dafa pare en dehors de la viande mais am na yeneen touche yoo xamante ne pare nga pour indi ko ci élevage du Sénégal surtout lu jëm ci wàllu métissage ak yooyu. waaw loolu en réalité je le salue au passage docteur Boy suma xarit suñu vétérinaire fii te vraiment di toppatoo xar yi toppatoo bu mucc ay démb rek la fi jógee ñu ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla sàmm ko moo ma boole effectivement ak ay scientifiques yoo xam ne ñu ngi ñëw Sénégal ndaale quelques races notamment une race américaine boo xam ne xar yi daal ni ñuy toll vraiment jéggi na dayoo. ñoom ñoo fi indi insémination bi ma docteur présenté ak ñooñu ñu defal ma proposition bi j'ai accepté sur le champ mettre à leur portée ñaari femelle ñu ñëw ba kër ga fa lañ ko defee def étape yëpp yi ci war njëkk a ñëw écho xar yi defal leen lavage utérus bi ba mu set au bout de 15 jours ñu ñëw éponger leen comme on dit au bout de 15 jours ñu ñëw defar insémination bi après ñu ngi koy suivre ñëw def écho pour xool ndax li ñu def baax na je ne suis pas sûr que ça soit une innovation je pense que am na ñeneen ñu ko fi commencé woon sax mais daal li ma ci mën a wax daal mooy ñun sawar nañ ci yu mel noonu parce que ñun ñëpp axlu éleveurs yëpp yu Sénégal yëpp se demande nan la ñuy fexee ba ëllëg maal bi nga xam ne dafa marqué jamonoom nan la ñu mën a fexee ba su fi jógee ñu continuer di mën a jëriñoo di ko mën a jëriñoo ñëpp ñu ngi koy xalaat bien que am na ñoo xam ne d'accorduñu loolu parce que charme bi mi ngi nekk ci ñooñu ñàkk fee nekkati am ñeneen ñu fi nekk à leur place ku ci nekk ak aviam mais disons que xar gars yi yàgg nañ ñu bàyyiloo xel ne ni nag mu ñu mën a conserver maniwu nag ak bu fas bu xar nangoogul woon loolu léegi nag bu amee ñu ci def ay taxaw ay jéego gëstu ci ba commencé am fu ñu ci toll mënuñu leen ñàkk bàyyi xel donc tey bu ñu demee ba génnee ay produits yu jóge ci insémination bu boobaa dinañ ci commencé gën a étaler wu di ci gën a waxtaan ak éleveurs yi ñu xool dans quelle mesure on peut s'inscrire ci benn projet global boo xam ne ñun ñëpp dañuy ànd bokk ko muy loo xam ne dina arranger ñëpp luy arranger ñëpp nag jafe na on est bien d'accord là-dessus mais daal mu nekk benn consensus ñu waxtaane ko ba trouver benn terrain d'entente boo xam ne dinañ mën a fexe ba utiliser technologie boobu mu jariñ ñun ñëpp parce que xam nañu tamit ne maal yi dañuy sonn ci tëb yi boobu beneen élément la maal yi ñu ngi sonn ci tëb yi ñenn ñi sax ñu ngi wax ne est-ce que du tëb yu bëri yi ñoo sonal maal yi chacun avec son avis
mais daal globalement bés bu ñu yeggee ci phase boo xam ne insémination dina mën a nekk te mu nekk loo xam ne du diis lool ci femelles yi ak ci ñi koy def war nañ ko bàyyi xel parce que xëy na mun na nekk solution wu suba ci yenn compartiment wu élevage bi ñu nekk donc daal loolu daal lañ ci mën a wax daal mais daal bàyyi nañ nit ñi bàyyi xel ne daal am na ñu ko commencé di ko def bu joxee résultat dinañ ko waxtaane ba nit ñi xam ne fii lañ ci tollu résultat nangam la joxe xar yi ñu inséminé woon wasin nañu lii la ñu indi métissage boobu noonu ci race américaine boobu ak bii ñu ko métissé lii la joxe bu boobaa ñu communiqué ci ak ñëpp yaatal ko ba ñëpp mën cee jëriñoo daal waaw foofu daal moom lañ taxaw ko. aywa mbokk yeeg xarit yi foofu mu taxaw race américaine yooyu nga xamante ne defal nañ leen insémination ak xar yi nga xamante ni moom moo leen produire fii ku bëgg a xam fu muy mujj seetaan leen ñu ak Cheikh Aidara suñu partenaire la ñun waa Ladoum TV dañ koy suivre li duuf ci nag bi yëpp xaajul ci cin li tey mënuñoo waxtaan lépp ci moom li nekk ci xelam yëpp mënuñ cee wax waaye bu ngeen ko déggee mu wax di ngeen xam ni ndaanaan la bu indi xam-xamam bu wér ci élevage Sénégal ñu jàpp ni kon yokkute lay doon. bu ñu def lu dul génnee présentation xar yi la ñuy daal di jublu suñu waxtaan ak moom du yam tey dinañ ko dalalati ko ndax incha allah suñu partenaire la boo xamante ni suñu diggante ak moom defe naa du am yem waaye incha allah. incha allah avec plaisir mun nañu jublu ci présentation xar yi en tout cas li nga wax moom kenn mënu ko dindi am nañ yaakaar ne. Collaboration bi ñu commencé tey ñaanuñu yàlla mu yem fii ñun boo ñu suivre avec plaisir dinañ nangu nga suivre ñu pour xam bu ëllëgee fan la ñu bëgg a dem ak nan lañ fa yeggee avec plaisir ñun daal ñu ngi sa ginnaaw waaw amul benn problème léegi mën nañ jublu ci présentation xar yi. aywa kon mbokk yi ñu dem ci présentation xar yi. soo paree rek mën nañu commencer waaw Djibi comme ni nga ko laajee rek. xanaa ñu jublu ci présentation wu xar yi. waaw Anna une grande femelle. waaw kii mooy Ndeye Anna. waaw Anna moom doomu bidéew bu fàq la. bidéew bu fàq waaw bidéew bu fàq doomu magistrat. ok. yaayam doomu bikoo la. voilà Anna une grande femelle. waaw kii mooy Ndeye Anna moom wax dëgg yàlla sant nañ yàlla de femelle bu ñu bëgg la wax dëgg yàlla doomu bidéew bu fàq la. bidéew bu faax bi jëloon foire wu Touba ak bu Louga. di doom ci magistrat. ok waaw yaayam Binta lañ koy woowee. doomu Biko la yaayam. Biko yaay doomu Biko la suñu grand Lamine Diagne que je salue au passage moo ñu ko jox. ok moom am na fi doom. am na ñaari doom. c'est bon. waaw Cheikh. waaw Samir jeune man waaw kii day Samir Yunus du voisin moom la ko Baara éleveur tudd Baara moo ñu ko jox. ok. doomu Kulmaan doomu Teranga la. moom yaayam Soukran en fait doomu magistrat la yaayam di doomu Assane noonu la demee. am ngi ci 8 mois. donc jeune mâle léegi beneen jeune mâle bi mu àndal moom daanaka moo njëkk a juddu ci bergerie bi moom moo bokk ci triplé yi nga xam ne moom la Alima tudd. Alima femelle bi ñu yor fii te mu tudd doomu joni la. ñu koy jënd dafa fekkoon mu tëbu ci bâtonnier. donc ay triplé la fi indi. doomu bâtonnier la. kii doomu bâtonnier la. moom mooy maanaam triplé yi ki ci njëkk a judd moom. sama ñoom yaay xamal ñu luñ triplé. waaw ñetti doom la Alima wàcce te li tax ñu tuddee ko Alxureysi moom moo njëkk a judd ci biir. ok moo tax ok. donc doomu bâtonnier. macha allah en tout cas wax naa leen ko sànq lii cin li yëpp xajul ci wala jub ci nag bi yëpp xajul ci cin li. dëgg la dama ci jaaxal ñun bu ñu demee ci bergerie. gars yi sujet yi gën a rafet gën a extra. fi nag damaa ñëw gars yi gën a rafet dañ naan non dañ koy téye donte nag amul fi lenn lu ñaaw amul fi lenn loo xamante ne extraordinaire wu. yenn Samir bii bu ko xool xam ne fi mu jëm macha allah daanaka dëgg la war a doon Alxureysi waxi noppi. grand présenté lépp. waaw mënuñu présenté donte loolu laa bëggoon. waaw. aywa grand Latifa. waaw génneewu ko bergerie bi de. non
Latifa moom wax dëgg neex yàlla. maa ngi nuyu suma frère suma dëkkandoo Seli. Latifa ci moom la jóge. ok kii mooy doomu Seexu Kaya yi. waaw kii kenn la ci Seexu Kaya yi. donc yaayam Kaya la papaam di Jogay. bu ngeen fàttali ko émission bi ñu defaloon Selili. waaw. Kaya femelam bu rafet bu extraordinaire boobu noonu. seex yi nga xamante ni kenn mënu ko woon a dénicher ci moom kenn mënu ko woon a génnee ci ay loxoom. benn baa ngi nii. kon dafay wax yëpp mi ngi di bergerie Al Fresh kon xam ngeen ni fii crème dëgg moom moo fi nekk. waaw sant yàlla lu bëree bëri. ndax Seli wax dëgg yàlla suma frère la. te bu ma bëggee ñëpp bëgg mu bàyyi ñëpp ñoo jox ma mënuma lu dul di ko sant. vraiment. kii wax dëgg yàlla xar la boo xam ne ak lu élevage ñëpp bëggoon nañ ko. waaw yàlla dogal mu yéene ma ko jox ma ko donc dama koy sant rek. waaw vraiment sant ko quoi. mi ngi am 6 mois léegi. donc papaam Jogoy la yaayam di Kaya. waaw yaayam di champion. deuxième ci foiru Adam bi. absolument grande femelle. absolument. macha allah waaw noonu daal la demee. borom robe bu ñuul bii. waaw borom robe bu ñuul bi moom wax dëgg yàlla ma def benn clin d'œil Chérif rek Chérif Mbodj bi ñu xam ñun ñëpp. di faral di wax naan moytul ma xar bu ñuul bu karaw gi baramu. waaw. kii mooy Célia. Célia doomu Maxu Sey ñun ñëpp xam nañ mooy kan. kii doomam la. macha allah waaw donc sant yàlla daal mi nga xamee ne yàlla dimbali nañu ba ñu mën ko am. donc au passage ñu nuyu waale Dramé. ziar ko lu bëri ak Boy Abdou Thiam parce que wax dëgg yàlla suñu xarit la moom tamit. ñu ngi koy ziar lu bëri. la parisienne mooy parisienne. ok waaw parisienne moom. Yacine mi fi jóge léegi te jógee bergerie Kaneen. di doomu Sibéeru. mooy yaayam. ok mooy doomu Yacine bi mooy doomu Yacine bi moom la am ak update di doomu galactique. waaw donc daal mélange de sang la boo xam ne daal. am nañ yaakaar ne dina def lu rëy ci wàllu élevage. macha allah ci mooy parisienne mi ngi toll ci 7 mois. voilà. grand macha allah en tout cas man xam waxuma la dara mais inspiration tour yi. des noms qui attirent vraiment. dëgg la sant yàlla sant yàlla. dinaa ñëw mu jàngalaat ba marketing communication moom Cheikh. sant yàlla. ay ko comme ñu daal di dugg nag ci ki nga xamante ne nag. mooy le grand mal. waaw An-Nour. et la lumière. mi ngi noonu mooy leer gi. aywa mi ngi noonu mbokk yi ñi ngi taxaw ak nag koo xamante ni ku am solo ci bergerie bi Babacar taxaw ak mâle bi nga xamante ni mën nañ ne moo ëpp solo ci bergerie bi ndax moom mooy le mâle dominant di géniteur bi ñu di ko wax An-Nour wax naa leen ko ci commencement bi borom bi subhanahu wa taala tuddee na ko ab saar ci alquranul karim boo fa demee di nga fa fekk suuratu Nuur di leer ci olof di lumière ci tubaab Babacar moo ñu koy présenté baayam di Muxsin nekkoon champion wu foiru Mbour 2018 Babacar ginnaaw boo nuyoo mbokk yeeg xarit yi. waaw Jibi maa ngi lay nuyu di la ziar xamal ñu kan mooy maal bi. Jibi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. di nuyu waa Ladoum TV. waaw maal bi mooy An-Nour. An-Nour mi ngi toll ci bientôt 2 ans le 23 novembre lay am 2 ans. di doom ci Muxsin. Muxsin ñëpp xam nañ ko di doom ci magistrat ak benn doomu Albouri. waaw An-Nour nag côté yaayam sët la ci Algor. sët la ci Lamp. sët la ci sët la aussi ci Bitar. waaw di maal boo xamante ne maal bu exceptionnel la. maturation yi mu dégagé si âge am donc jafe na ci maal. waaw di moo nekk stade principal maal bergerie bi. waaw ñi ngi xaar production bientôt. te ñu wax ne ne élevage bi yëpp nañ ko bàyyi xel. parce que maal bu am potentiel génétique la. te ak femelle yi mu fekk fii ci bergerie bi. incha allahu rabbi war na fi mën a def production bu am solo. waaw na ko gaa yëpp xaar ñu xam ne rek kii géniteur hors pair la dafa bokk ci élevage bi. en dehors de production xam nga bu bàyyam yéegee podium joganteeg ay nawleem ci foire Mbour jël fa premier magistrat kenn doodu ko présenté kenn kuy éleveur ci Sénégal nekkoon fële nga xamante ni moom mooy bergerie Galoya nga xamante ne amul lu mu deful ci réew mi ba tey ñu ngi koy waxtaanee donte jóge na fi kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Cheikh. waaw Jibril. lan mooy mot de la fin bi. waaw mot de la fin bi de mënula weesu ñu dolli sant yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu jàppale ba ñu yegg fi ñu yegg si. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
gërëm suñuy waajur ndax ñoo bu dul woon ñoom mu ñaaw gërëm suñu soxna Kamsaar Diop yàlla na ko yàlla def maam wax dëgg yàlla taxawu nañu jàppale nañu gërëm sumay goro gërëm Babacar Diallo mi taxaw gërëm Chérif Mbodj mi nga xam ne tey xaw a yaram wu sutante rek moo ko tere ñëw fii tey di gërëm ñi nga xam ne nag ñoom ñoo waral lii yëpp ndax ñooy xëy fii di fi gont bu xar yi rafetee ñooma waaw dinaa lim nag dañuy faral di wax ku lim juum waaye dinaa lim waaye ñu gërëm wax dëgg yàlla jaaji seen yanko boobaa mi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu gestion bergerie bi taxawu ko vraiment di ci def li ci war suñu goro samay goro sax laay wax ñaar lañu kenn ku nekk ak côtéem ku ñuy wax Abdou Mbaye Diop mi nga xam ne moo tabax bergerie bi tâcheron en bâtiment di rakk si suma soxna mu koy gërëm lu bari ndax wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na di gërëm sama beneen goro bi nga xam ne mooy denc sama rakk bu jigéen Aji Binta jëkkëram di tudd Aba Sougou ñu koy gërëm lu bari ndax wax dëgg yàlla taxawaayam fii ci bergerie bi dafa muccub ay donc daal grosso modo bu ñu yàlla dimbalee ba tànnal ñu àndal ba mën a liggéey lii ñu liggéey nii mënuñu lu dul di sant yàlla parce que bu doon ñun rek la duñ ko mën waaw yàlla moo lay nam ma jàppale bu la namee jàppale booleel tànnal la ñi ngay àndal waaw donc sant subhanahu wa taala lu bëree bëri encore une fois di ñaan yàlla lii nga ba ngeen di ñëwaat ngeen fekk fi production wu Anour comme ça mu confirmer ñun li ñu yaakaaroon ci moom waaw yàlla nañ ko yàlla defal ñu ngi leen di xaar ci fan yu néew fexe leen teel a ñëwaat ndax affaire yi dina gaaw te dina neex. incha allah aywa dina gaaw te dina neex mbokk yi ak xarit yi xam ngeen ni suñu diggante ak bergerie Al Khoureychi ce n'est que le début du commencement ku déglu plateau bi ñu waxtaan man ak moom nga xam ne am na lu bari ci wàllu xel loo xamante ne moom war na koo xelli ci biir élevage mbégte ak cawarte la woon ci ñun ñu nekkoon nag yéen di ànd ak yéen ci émission bii di Fi ma jaar ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen émission ak beneen invité incha allah.